asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar téléspectateur u Fadial TV yëpp di leen di masawu coono di leen di ndokkale aussi ci weeru tedd wu sell wi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali di ziar aussi suñu mbokku chrétiens yi nga xam ne ñoom it tàmbali nañ ko boobu ba léegi di ñaan yàlla di nga xam ne yàlla tombale na koor gi yu jullit yeeg yu chrétien yëpp ñu di ko defandoo ni tombe ci yal na yàlla fuule noonu xewal yi fuul wérgu yaram gi vraiment li ñu namm ci jaamu yàlla ji ak li ñu defal yëpp mu jotali ñu ko te wasaare ko si njaboot yi. Donc man defe naa ne dañuy présenté wu rek ndaxte tey gis nañ ne aussi publicu chaîne bi mu ngi yaatu waaye fii ci commune bi yaakaar naa ne dootuñ fi présenté aussi suñu bopp nit ñi ràññe nañu nit ñi ràññe ñu fi man la Simon Sarr nekkoon premier adjoint au maire ci conseil bi nga xam ne moom la ñu génn nekk responsable APR commune de Nguéniène département de Mbour nekk it agent administratif au niveau du COUD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fenaa ci tënk rek mën nañu wax loolu ci suñu jëmm bopp. Comme niñ ko waxee tout à l'heure di sant encore une fois de plus waa Fadial ak yeneen yi nga xam ne ay dëkk amoon nañu ñëwoon ci mobilisation bi nga xam ne def nañ ko bi président jógee Fatick waroon dem inauguration Riu Baobab hôtel boobu nga xam ne bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest la war a doon Pointe Sarène. Donc ñuy remercier waa Fadial yi bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko vraiment si ñëw président de la république di wax ne rek àdduna nii la Ablaye dafa am lu am solo àdduna ñi ànd ak yow da nga leen di téye waaye ñi àndut ak yow da nga leen di téye ngir ñi ànd ak yow te defaloo leen dara te wax dëgg fa yàlla ñu bëree dañu ànd ak ñun tey du luñ leen defal du luñ leen waxal du taxaw buñ leen taxaw dañ ñu bëggal seen bopp rek te yàlla tax kon nag keneen ku àndut ak ñu nit ak foo mun di feete ak noo mun di doxale ak noo mun di xalaate rek ñun danañu am vraiment muñ ak moytu ngir ñi nga xam ne dañ ñoo bëgg te defaluñ leen dara loolu nag ñu ciy sant yàlla bu baax a baax. waa Ablaye xam nga président de la république bi mu ñëwee noonu lay demee saa yu président tukki jee am taxawaay bi mu taxaw am fu muy jaar wax ji dafay xaw a bëri waaye nag politique moo demee noonu politique nag boo yëngoo boo yënguwul di nga dégg lu nekk di nga daj lu nekk waaye li ci ëpp solo mooy sa diggante sa biir xol ak sa biir xel ak sa diggante ak yàlla li nga xam ne yaa ngi koy jaayante te askan wi rek tax loolu da lay doy loolu da lay suur bu nekkee ne yaa ngi si njub ak jubal loolu da lay doy ñu nit loolu doy nañu ndaxte dañu ànd ak koo xam ne moo ñu nàmpal ci politique moo ñu fi teye ci politique ba léegi itam muy son excellence le président Macky Sall waaye suñu santé population bi itam ñu sant le président de la république ndax xam nañ ne Fadial bokkul woon ci étape de passage yi Fadial bokku ci woon waaye cofeel gu mu am ci dëkk bi am ko si ñun ñi di doomu dëkk bi moo waral daanaka sax mobilisation bi sax boo xoolee niñ ko préparé dafa gaaw dañ ko gaawantu parce que chef de protocole président de la république muy Pape Samba ma koy sant bu baax di ko gërëm bi may déggante ak moom il faisait 1h du matin moo may confirmer ne ma finalement président accordé nañu passage yu Fadial boobu 1h du matin ci guddi jot na mu nekkoon bor bu setee à 14h bi ma xëyit mu envoyé ma message ne ma ñooñu dañ quitté Fatick à 14h30 man 14h30 presque laa yegg si à Fadial bi ma yegg see itam fekk dispositif bi yëpp responsable yi fi nekkoon mettre ko sur place donc ñoom it maa ngi leen di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñu si jàpp responsable yi ba mu yëmb muy ñoom Fat Seck mu nekk ñoom Issa Faye mu nekk ñoom Marie Gueye mu nekk ñoom Ndar Diop mu responsable yi ku lim juum waaye gis nga ko ay ñoom Wura Diawara ñoom Marie Antoinette Diène vraiment ma gis fi engouement jeunesse bi xale yu góor yi ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yem ba mu ñëwee fekk naa ñu def ay bâche tente fekk ñu rangé mon arrivée donc encore une fois de plus maa ngi sant responsable yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi woon jàpp ci liggéey boobu
di ci profité di santaale aussi Fadial TV bi nga xam ne couverture événement boobu yombalal nañu ko defal ñu ko ci defin bu mucc ayib donc ab cant rek la ñu am laay moo ñu war xanaa kay di waxaat rek lancer waat un appel solennel à la population de Fadial xamal leen ne dëkk bi nag dafa laaj taxaw bu baax a baax a baax laaj liggéey bu baax a baax laaj xol yi ànd laaj aussi xol yi yaatu ñu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk te ñi fi nekk di jéem wax dëgg fa yàlla coono bu nekk rek bu nit xalaat ak bu nit xalaatu rek ñu ngi koy daj pour xëy na intérêt dëkk bi je pense que niñ koy wax suñu communication kenn ku nekk it xëy na mu bari mu néew yàlla cëral na la loo xam ne bu dul politique wala muy mouvement associatif wala muy leneen boo toogee sa biir kër yaa xam saret nga yor wala yaa xam da ngay xëy sa bureau yàlla defal loo xam ne yaa ngi suturlaw ak sa njaboot donc yeneen activités yi nga xam ne itam activité engagement communautaire la ñu koy def je pense que dëkk bi ñoom ñu am pour accompagner ñu si surtout en tant que jeune dañ ko doon wax discours avant campagne électorale bi dañ ko doon wax mais xam nga campagne bu xesee jub si agitation yi dafay bëri nit ñi danañu stressé communication bi dafay yaatu dafay bëri ba nga xam ne nit ñi souvent dañuy raté li nga xam ne moom moo ëpp solo sax pour tànn souvent njiit yi nga xam ne ñoom ñoo leen di war a doxalal boo ko xoolee tey kaawu Fadial métti na trop parce que boo seetloo tey représentativité Fadial tey au niveau du conseil municipal ñi waa Fadial yi fal xeebuma leen benn yoon mais je pense que taxawaay bi Fadial war a am ci conseil municipal bi nga xam ne mooy conseil municipal bu Nguéniène manqué na lu bëree bëri en effectif d'abord manqué na en terme de jeunesse aussi ak en terme de formation ñoo xam ne aussi xëy na yàgg nañu ci yor yu mel nii wala ñu préparé woon leen ci lu mel nii mu nekk loo xam ne nag ñun ñi nga xam ne def nañu expérience gestion municipale xam nañu lu ci nekk. li tubaab di wax le vin est tiré il faut le boire donc loolu moo fi nekk mais damay ñaan waa Fadial rek ñi nga xam ne ñoom jël nañu leen teg leen fi ñu accompagner leen bañ a def ñun ñii dañoo manqué woon accompagnement dëgg sax dañ lay fal rek bàyyi la ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag boo xoolee tey ay jigéen lañu presque parce que maire ab bi ngay jël batu bale ndubaab ak man bi nga xam ne jàll naa ci Benno Bokk Yaakaar ci liste proportionnelle bi donc loolu rek ça vaut am na lu bëri lu ci nekk luy wax parce que bu demee ba tey Fadial ak dayoom ñi ko war a taxawal mu nekk ñaar ba ñetti nit dong Fadial doon am juróomi conseil xam naa liy xaar Fadial Ablaye parce que man conseil municipal bi laa nekkoon amoon ci ay responsabilités yu mag a mag donc lépp lu ñu doon décider dama doon toog en tant que doomu waa Fadial di ko fekkee di ci teewal aussi Fadial di ci teewal Mbang Fadial donc tey ji bu demee ba loolu yëpp aussi tey Fadial perte ko parce que xam nga politique moo demee noonu ñu si bëri aussi dañuy ànd ak candidat naan la candidat bi dama ko jege candidat bi sama xarit la candidat bi lii mais gestion locale amul loolu amul copinage non dëkk bu nekk dafay tànn li mu yaakaar délégué ko Fadial dafa tànn beneen dëkk tànn donc tey approchement yi ñuy wax yëpp ay diw sama xarit la yooyu c'est un débat boo xam ne vraiment c'est un débat caduc boo xam ne sax responsable politique warul sax di communiquer noonu di yaakaar ci ne diw sama xarit la da nga war a engagé wu wane sa biir dëkk lu tax au-delà de xaritoo boobu nga am posture ak position bu la permettre kooku nekk sa xarit ak mu bañ a nekk sa xarit sax nga am possibilité pour défendre sa dëkk pour représenter sa dëkk dignement donc débat yooyu yëpp ñu ngi fi nga xam ne waaye nag bay wéy na mbuus aussi li fi des rek mooy ñu organiser li fi nekk xam ne itam loolu la ñu am mais surtout tey Fadial ñi ñu fi teg Fadial bu togul pour accompagner leen vraiment ce sera encore dommage Fadial bu accompagner wul ñi fi nekk tey ci conseil vraiment dina doy waar loolu moom waa Fadial sax je pense que yenn saa yi nga toog ci ay débat sax nga koy dégg carrément. li am solo tey mooy ñu accompagner leen mais nekkatul tey toog di leen di critiquer wala di xool seen manquement wala seen kii parce que ñoom lu ñu motadi ak lu ñu doyadi c'est Fadial qui a choisi donc ñoom tànnuñu seen bopp désigné wuñu seen bopp dañu waxoon ne bëgg nañu Fadial ne leen doy ngeen ñu fal leen donc je pense que aussi rapport de confiance boobu
dafa war a am entre Fadial et ses élus locaux donc da ci am solo parce que boo xoolee Fadial souvent dañuy fal nit même jaaraaf yi oote nañ fi ay ndaje yoo xam ne sax dañuy wax ne dañuy wàcce chef de village ay nit woote ko fii ci biir dëkk bi chef de village bi nekk koo xam ne wax dëgg fa yàlla bañ ko falee ba léegi ci bëm bu dee dafa motadi nit motul dafa ak lu ko mun di topp rek waa Fadial ñoo daje woon fal ko dañ ko war a accompagner ci mission boobu donc bu ñu wëlbatekoo nag woote fi ndaje ne dañuy wàcce chef de village yu mel noonu daf may tiital man daf may tiital ci dëkk bi parce que aussi dafay mel ni dëkk bi saa yu tànn taxawee dañuy réer dañuy gëlëm duñu tànn li nga xam ne duñu aw fi ñu war a aw waaye bu weesoo ñu bëgg koo corriger alors que day fekk vraiment mu nekk loo xam ne nekkatuñu ci temps wu il faut que nit ñi di xam ne temps wu choix dafa am temps wu action dafa am temps wu liggéey dafa am donc bu ñu tollatee ci choix aussi il faut que population bi aussi ñuy bàyyi seen xel ci ne ci tànn la ñu toll donc ñu tànn li nga xam ne bu ëllëgee ñu bañ a toog di ko reccoog yooyu donc voilà li nga xam ne aussi bëggoon naa ko wax ci poste campagne et élection du maire de la commune de Nguéniène nga xam ne parti yu bëri ñëwoon nañu fii di jéem a wut daal fu ñu fi amee ay kàddu ak ay voix waaye je pense que Fadial daal jot na ñu bàyyi vraiment di sikkante di wut chaque fois rek ku ñu sikkal wala toor bu amee rek wala ay faay am rek ñu wut kuñ koy kole loolu rafetul dafa mel ni dañuy wut daw làkku te dañu war a jël seen